mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci fasante ko loolu gi xuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu la ko loo jëg suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu jot na bisimila ci xibaar yi. doore ko commerçant yu caaro yi ñi nga xam ne ñoo loru nag ci wàllu TER bi ñoom nañu daal di nag indi ay tontu jëme ko ci directeur général bu SENTER mu doon def émission ci jano bi mooy rek loole mu wax ne daal ñëpp daan nañ leen indemniser jox leen seen ndàmpaay li ni mel te déwul noonu ba tax sax ñu ngay yëglu ne ñu dinañ gën a rek baral seen i yëngu-yëngu dinañ ciy dikk ci ndorteelu xibaar yi lay doon dooraat activités yi jëm ci wàllu nag dem beeg dikk bi ci nag jaww ji rawatina mim réew boobu jëlaguñu nag àpp gi waaye dinañ ko daal di nag door bu ñu sukkandikoo ci ministre bi ñu dénk wàllu tourisme te jii mu doon amal ab nemmeeku ci aéroport bu Diass ba daal di nañu rek def xeetu doxantu diggante nag aéroport Diass boobu rek Ziguinchor Alioune Sarr ci biir xibaar yi dinañ ko daal di nag teewlu ñi nga xam ne nag ñoo abonné ci société électrification boobu di RIP ñoom nag dañoo daal di mer ba futtu ndax cheru courant ba ñuy daal di nag jëfandikoo ci seeni nag village ab collectif la ñu daal di teg bu dajale lu war a toll ci fukk ak lu war a toll ci juróom-benn ci ay village yi nga xam ne nag dajaloo nañu ngir mbir moomee ñu daal di koy xeex dinañ ci daal di jukki ci biir xibaar yi lay doon retour de parquet ngir kii di jëme ci kii di Cheikh Yérim Seck taskatu xibaar yi ñu daal di koy nag toppee daal di fësal ay xibaar yi nga xam ne jàpp nañ ne tegu ci yoon waaye itam daal di nag tooñ agent bi nga xam ne nag dafa nekk ci liggéeyam awakaam daal di nay jukki ci mbir moomee gannaaw bañ leen ko rek xaatimale dinañ ci dikk ba tey yu yëpp bokkoon na ponk wax sa xalaat bi ak tolluwaay bi jëm ci wàllu coronavirus bi li mukk ña cay daal di nag faatu ak jàngoro bi na muy gënee di law ci mim réew ci kanam ñu daal di ci dikk laata ñu ubbi antenne bi ci wax sa xalaat lay doon Alioune Badara Socé moo ne ci sottandikukaay bi faram-fàccee gi neskis lay doon. Adama Ndione ci kàddu gi ñu doore ko nag ak commerçant ya fare ca Caaroy ci daal di amee loraange ci wàllu nag TER bi ñoom indi nañu tontu jëmee ci directeur général bu SENTER ci émission jano bi bañ ko wóolu woon ci Sud FM seen rajo ñoom nag ñiy daal di loru ci TER bi mu waxoon ne dañ leen daal di jox seen ndàmpaay ñoom ñëpp tey jii jàkkaarloo nañu ak taskatu xibaar yi ñu ngay menacé ne sax dinañ bloqué lépp lu jëm ci wàllu pont Caaroy ndax ñu ci bari fay ñu leen bu fekkee ne nag li ni mel wéyal nañ ko fii ak fukki fan ak juróom dinañ yëglu ci état bi dañ ciy teewlu kii di Abdoulaye Fall bokk ci collectif bi ci micro El Hadj Moussa Thiam. ñëpp xam nañ ne projet train express régional jurul askanu Sénégal lu dul torox tànge mooy ku ci mel ne directeur général Abdou Ndéné Sall kon su fekkee dafay wax ci ñi nga xam ne ñooy les impactés du TER di féetewoo fii ci diwaanu Thiaroye war na ci wax joo xam ne waxu dëgg lay doon wala waru nekk waxu tappale ak wax woo xam ne wax yi sos lay doon te li mu wax ñëpp xam na ne ay wax yi sos la Abdou Ndéné Sall mënul taxaw ne tey état du Sénégal li mu def ci projet train express régional 680 milliards la ci état du Sénégal def mais loolu moom la engagé mais tey ñun lu ñu wax tey lu waral tey ñun ñu jóg ñun les impactés ñi nga xam ne ñoo nekk fii si Thiaroye mooy tooñ gi ñu tooñ te daf ñu waxal wax joo xam ne ku mel ne kilifa gu toll na moom warul wax joo xam ne képp ku ko dégg ne acam président de la République takalu ko ndombal tànk goo xam ne day wax askan wi lu dul dëgg ca li mu wax ñëpp xam na ne du dëgg kilifa nag day jox boppam cër bu bëggee nit ñi jox ko cër te na jox cër askanu Sénégal wi koy déglu waaye itam na jox cër les impactés du TER parce que xamul nan lañ def ba liggéey suñu alal beneen bi ci des APIX bi mu ñuy recensé phase première 2016 la woon ba léegi ñi ngi daw suñu indemnisation kayit yaa ngi nii amul kayit yu baax ba léegi mënuñu leen fay beneen bi ci des de fin 2018 la woon ba léegi ñi ngi daw ci suñu ay indemnisation ba léegi état du Sénégal mënuñu ko jox di nekkeek ñun ay promesses yoo xam ne n'ont pas été tenues te kenn ku nekk ci ñun war nga ko mën nga taxaw seede ne li état du Sénégal doxale ak ñun du dëgg yoon ndax dañoo jalkati suñu àq ak suñu yeleef te projet bi ñi nga xam ne ñooy ay bailleurs def ci seen alal pour investir ko fii ci dëkk bi dafa am ay charte yuñ ci tëraloon mooy kenn ku ci nekk ci projet xam ne projet bi laal na la maanaam fa nga nekkoon moo xam wàllu dëkkuwaay la moo xam place
place d'affaires la maanaam fa nga jëm na gën a ñoŋ fa nga jóge mais malheureusement état du Sénégal respecté wul loolu fii APIX ay place d'affaires la fii recensé ne ay tablier la beneen bi ci des ñëpp xam nañ ne état mi ngi ñuy tabaxal marché ñun ñëpp dañ koy saluer rafetlu ko mais depuis 4 ans travaux yi dara avancé boo demee ay gardien nga fay fekk ñoom kenn ku ci nekk ku ci toogoon weer fayeku woo ñëpp dégg la ci aw askan lañ jàpp toroxal leen ci njabootu président de la république la liñ koy wax nag mooy président de la république fii ak 15 jours su fekkee andiwu ci saafara pont bi ci kàttanu yàlla du yegg ndax dañoo pare pour joxe suñu ay bakkan parce que nag bët bu rusul toj ndax sës nañ ko fi sës mën a yem loolu mooy seen kàddu kon ni indi ab tontu ci mbir moomee dooraat activité aju ci dem beeg dikk bi ci nag jaww bi dinañ ci jël ab ministre bi ñu dénk wàllu tourisme Alioune Sarr daal nay amal ab nemmeeku ngir xool foofu ci aéroport bu Diass jëm Ziguinchor naka la ñu jëlee matuwaay yu war ngir rek feebar bi du gën a rek alawtiku nit ñi Alioune Sarr daal di xam ne sax ci service yu boor yo fa daal di nag nekk nee na lu aju nag ci wàllu dem beeg dikk bi yooyu ci biir. Réew mi dinañ fexe ba passagers yi daal di koy nag def ak personnel bi te duñu am benn jafe-jafe Alioune Sarr ñu déglu ko ak Denisia Samb. dama ñëwoon tey ànd ak sama directeur généraux yi ak njiitu aéroport bi yëpp pour xoolal sama bopp ndax matukaay yi ma laajte woon balaa aéroport bi ubbi ndax jël nañ leen ndax matukaay yooyu dafa tënku ci li ñu tuddee aérogare maanaam fii nga xam ne mooy bërëb bi képp kuy tukki ci aéroport fa ngay jaar am ay ndogal yu ñu jël ci diggante bi war a nekk diggante passagers yi. donc gis ngeen sax am na ay rëdd ñuy def ci suuf yoo xam ne ku nekk fa nga war a taxaw ka topp coow fa nga war a taxaw loolu yëpp natt nañ ko waaye it fa nit ñi nekk maanaam enregistrement bi ñu taxawal ne dina am lu mel ni weer boo xam ne dañ ko teg ci diggante passager bi ak te koy enregistré ñu waroon xool it est-ce que li ñu naan enregistrement formalité police ñooñu ñëpp est-ce que jox nañ leen ay matukaay yoo xam ne seen kaaraange nañ ko aar ndax li ñu ci jublu mooy kii ñëw ci aéroport mbaa ki fiy jóge du loru ci teewaayam ci aéroport yi ñuy seet tey dañ ko tënk ci benn bataaxel bu ñu tuddee circulaire boo xam ne dinaa ko xaatim jébal ko ñëpp ñu yëngatu ci aéroport muy compagnie aérienne waaye tamit muy ñu yëngatu fii ci wàllu gestion aéroportuaire ak client yi sax seen bopp xaatim boobu ma xaatim it dama ko séddoo ak waa ministère de la santé ñoom jox seen xalaat pour que ñu ne kat lii nga xam ne jël nañ ko ci aéroport méngoo na ak li aar karange wér-gu-yaram nit ñi ci jamono ji nga xam ne mooy jamono mbasu Covid 19. su ma jógee fii incha allah dina dem fële ca Ziguinchor pour tamit ci biir roppalaan bi tiit am na ay matukaay yu ñu jël ndax dañ wàññi diggante passagers yi waaye ni ñu daan lekk sax ci biir roppalaan dañ koy changé ndax assiette bi ñu la daan jox boo ko jëfandikoo ba pare jox ko personnel de bord mu jël ko ci anam yoo xam ne jël ko ci loxoom yooyu yëpp dañ koy changé yëpp nag nañ ko tënk ci benn bataaxel boo xam ne nañ ko séddoo te ku ci wéeru incha allah jàpp nañu ne kat lii dina muccal waa Sénégal dina wàññi également wàllaate bi nga xam ne moo nekk ci Covid 19. liggéey bi nag aussi dinañ am wàll goo xam ne nañ ko jébal njiitu réew mi ndax tey dañuy liggéey ci ubbi roppalaan yi diggante Ndakaaru ak Ziguinchor mbaa Ndakaaru ak Cap Skirring waaye fan yi di ñëw nañ ko jox également njiitu réew mi pour ñu wax kañ la ñu ubbi diggante Sénégal ak réew yi nga xam ne ñoo ñu wër ak réew yi ñu nekk ci àddina bi. ci la ñuy tàbbi ci abonné yi société électrification boobu maanaam ñiy jébbale courant ñu jën koo xam ci RIP ñoom nag askan wa ñuy jox courant ñoo daal di nag mer ndax gis nañ ne dafa daal di nag cher lool ci wàllu nag njëkk rax ci dolli ñoom sax wut nañu ab mbootaay bi ñuy duppee collectif ñu daal di cay dajale fu juróom benn ci ay village ya nekk ci commune bu Tataguine bu ko defee nag ñu daal di jàmmarloo ak këru liggéeyukaay boobu ñu jàpp ne daal daf leen di nax li ci ëpp ay béykat lañu ci seen loxo jotul seeni nag gannaaw la ñuy sàkku ci état bi jamono ji mooy rek mu daal leen ci taxaw kii di Aline Diop yore seen kàddu ñu déglu ko Ngor Sarr. li ñu fi tax a jóg tey mooy que ni di xeex EDR bi nga xamante ni moom mooy exploiter courant bi nga xamante ni moom moo nekk ci village yooyu dans la commune de Tataguine Ndiosmone Ngoye Mbelangout Xondiooñ Thiamène Ngoye Seko Ngoye et Ngoye Ndofugor parce que depuis 2015 le EDR installé wu foofu mais depuis mu nekk foofu boobu ba léegi on a des problèmes ñun ñu nekk fii ci àll bi nekk des Sénégalais comme tout le monde nekk des citoyens comme tout le monde ñuy wàccoo ak nguur tey ñu ñuy jaayee compteur à 66 000 francs le compteur ñu koy jaayee à 60 000 pour nga def benn abonnement il faut nga génne 66 000 francs or que boo demee à la Sénélec c'est moins de 5 000 francs kooku mooy problème bu njëkk bi beneen bi si topp le kilowatt boo ñëwee tey ñun ñu ñuy jaayee tey le kilowatt ñun ñu koy jaayee à 316 francs juróom benn fukk yu teg or que boo ñëwee Sénélec moom mu ngi jaayee kilowatt bi moins de 100 francs loolu aussi beneen problème la boo xamante ni vraiment population bi sonn nañ ci trop trop. troisième point bi mooy subvention bi nga xamante ni état bi dimbale na ko nit ñi ci jamonoy Covid 19 bi donc ñun gis nañ ni état bi dafa dimbale kenn ku ne ménage bu ci ne
jox na la 17 500 francs pour courant bi or que ñun bi ñu ñëwee EDER ñoom nee nañ ñu 13 350 la ñuy jox boo gisee day am benn différence de 4 150 francs moom moo nekk différence bi. am na beneen problème aussi boo xamante ni c'est à souligner mooy ñoom boo jëndee sa courant avant sa courant di jeex parfois ngay jéem a économiser comme man gi demeewul noonu on est obligé ñu jéem a économiser pour yaxanal affaire bi parce que affaire yi cher na boo toogee ba mu yàgg dañ lay woo ñu la non la machine te demande la machine qui est à Dakar te demande kaay jënd si courant da ngay obligé nga ñëwaat nga jënd courant sinon boo jëndul courant dañ lay génne système bi da ngay jëkk-jëkk sa courant coupé dem doo amati courant loolu aussi beneen problème boo xamante ni vraiment ñu ngi koy dund. ñu ngi demandé au président de la République ñu ngi demandé le ministre de l'énergie ñu dimbale ñu ñëw jël courant bi ci loxoy EDER purement et simplement. ñu daal di nag dikk ci waa SEDEPS ñu daal di àddu ci mbirum nag Cheikh Yérim Seck conseil bi nga xam ne moo ëmb ñu yëngu ci wàllu bind ak fësal wàllu nag xabaar di SEDEPS daal di xam le ne yëg nañu teg bañ koo teg loxo fukki fan ak juróom ci weeru juin bi kii di journaliste bi di Cheikh Yérim Seck ñu daal di njort ne dafa daal di fësal ay kàddu yi ñu jàpp ne daanaka wérul jëme itam ci tuumaal waa gendarmerie waa SEDEPS nag jàngat biñ ci daal di nag am mooy tëj ci ab taskatu xibaar ci jamono jile nekk na mbir moo xam ne teguwul ci yoon la ko waral mooy tegaguñu mbir mi dëgg-dëgg maanaam atteeguñu ko feeyi ba tax ñoom ñu jàpp ne nag am nañu yeneen yoon yoo xam ne waroon nañ ci mën a jaar rawatina ci jamono coronavirus bi ndax nag justice bu Sénégal am na yenn doxalin yu mu war a rek mën a def bokk na ci li aju ci wàllu tëj ci barab bi nga xam ne nag yëkkati kàddu yi fa lay liggéey ak yeneen ñu jàpp ne nag situation boobu daanaka war na rek indiwaat lu aju ci wàllu dépénalisation wala rek fexe ba nit ki yëngu ci wàllu tasam xabaar wàllu yóbbu ko yoon mbir moomee ñu daal di ci nag àdduwaat ñu jàpp ne nag téye bi ñu téye kii di nag Cheikh Yérim Seck nekk na ab acte boo xam ne daanaka dafa xewi ndax jàpp nañ ne ci jamono yu yàgg yi la te méngoo itam ak démocratie waa SEDEPS di sàkku ñu daal di libéré nu mu gën a gaawee kii di Cheikh Yérim Seck bu ko defee nag mu mën jaamarloo ak tribunal atte bañ koy atte ñu daal di koy nag def tey jii la ñu fësal bataaxal bi ñoom kuréelu SEDEPS ñu daal di desandi ak moom Cheikh Yérim Seck ndax retour parquet la mujj rek am moom taskatu xibaar yi nga xam ne nag ñu ngi koy toppee wàllu xibaar yu wérul yu mu daal di nag fësal ak tuumal agent bu nekk ci liggéeyam avocat nag di maître Mamadou Guèye Mbow di addu jëme ci nag taxawaay boobu justice daal di am ci seeni nag client ñu teewlu ko ak Amadou Moustapha Dia. waaw fi mu nekk ni moom procureur jël na dogal ni daal day jébal dossier bi juge d'instruction doyen des juges pour mu ubbi l'enquête nee na jàpp na ni daal ne dossier bi tëddee war nañoo mën a topp Cheikh Yérim Seck ci délit diffusion de fausses nouvelles ak délit outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions loolu nag moom xaw nañu jaax méngoowul dara ak li nekk ci dossier bi doyen des juges mi ñu jëbal dossier bi pare woon na pour inculper ko tey mais ci mujjantal gi bi ñu toogee di xaar ci la ñu xamal ni daal dafay mujj jël décision bàyyi ba suba. dafa nekk fu mu nekk nii retour de parquet. waaw ci yoon nag retour de parquet lañ koy def gannaaw inculpé guñ ko xamaguñu ban suite la ci doyen des juges di jël ndax da koy téye wala ndax da koy may liberté provisoire wala ndax da koy jox contrôle judiciaire moo tax retour de parquet lañ koy defal. yéen sax noonu gisee justement li nga koy toppee. moom koy lu ñu jaaxal la parce que nag wax dëgg yàlla liñ koy toppee moom weesuwul di ko laaj loo xam ne mënut a nekk te benn réew mosoo koo gis ci journaliste bu crédible. journaliste bu ñuy wax mu indi ay source am wala mu joxe ay éléments yu permettre ñu remonter source bi méngoowul ak liggéeyu taskatu xibaar te loolu xamal na leen ne du ko def journaliste bu crédible moom du joxe ay source am loolu moom leeral na leen ko xëy na nag loolaa leen jaxase moo tax ñu taxañ dossier bi tëralee ko niñ ko bëgg a tërale waaye nag Sénégal moom dëkkub loi la dëkkub yoon la te dëgg rek moo am solo te dëgg muy mucc li am ba des mooy ndax li mu wax dëgg la am déet bu nu xuusee ba ca kanam lu bari dana leer li am ba des daal mooy am na ay wax kàddu yu mu jibal dëggal na ko ba fii ñu toll nii ñoom ci seen jëmmi bopp kenn taxawul ci ni lii mu wax amul indi firnde ni li mu wax amul dañoo taxaw rek ni diffusion de fausses nouvelles waaye lan moo tax ñu ni ay nouvelles yu fausses la moom ñoom ci seen jëmmi bopp indi luñu ko ñu ngi leen di déglu nag pour xam ban suite la ci doyen des juges.
boobu jamono collectif bi nga xam ne nag moo ëmb li ñuy duppee éducateur spécialisé nga xam ne wàllu nag éducation ci la ñu daal nag xereñ nee ñu nag lu war a toll ci juróom-ñaar ci ay weer a ngi ni jotuñu seeni payoor ñoom itam ñu ngi sàkku ñu daal leen dugal itam ci fonction publique bi ñoom nag war nañu toll ci juróom fukk ci ay agents yi ñu tàggatee ci école nationale yi liggéeykatu sociaux ñu gën ko xam ci ENTSS ñoom bëgg nañu njiitu réew mi itam daal di àddu ci seeni nag situation ndax tàmbale naa yàgg bu ñu sukkandikoo ci présidente collectif bi Ndeye Astou Diba lay wuyoo ñu déglu ko ak Birama Ndiaye. éducateur spécialisé mooy ñi di jël xale yi am nekk en difficulté mooy xale yi am problème ak justice ak xale yoo xamante ni seen nekkin dafa métti nguur gi dafa créer ay structure pour ñu jël xale yooyu en charge éducateur spécialisé ñooy nekk ak xale yi di leen dimbali di defaraat seen jikko yi 2007 ba 2011 promotion yooyu ñu ngi xaar ba léegi l'état nee na amul xaalis bu doy pour jël leen ñoom yëpp mu daw dem CFJ yóbbu fa formation commencé di former ñooñu depuis boobu éducateurs yooyu ñu ngi toog di xaar ñu dem former seen rakk yi CFJ ñu jël leen comme fonctionnaire ñii ngi toog di xaar ñooñu nekk di góorgóorlu feneen ministère de la justice woote candidature ne ñooñu ñu ñëw pour ñu jël leen comme vacataire comme bëgg nañ liggéey ci seen état ñu démissionné fu ñu nekkoon ci ONG ñu ñëw ci ministère de la justice ñu jël leen comme ay vacataire waaye depuis boobu daaw juillet ba léegi ñooñoo ngi am ay difficultés chaque fois ay retard de salaire la des fois ñu toog 3 mois duñu am 2020 bii mu ngi nii bii mooy 6e mois juillet mooy nekk 7 mois ba léegi amuñu salaire ñooñu amuñu salaire situation bi nekk ci àdduna bi Covid 19 bi nguur gi ci boppam di jàppale ñeneen ñi ne pour salaire yi bañ a tardé di jàppale privé bi moom ñeneen agent mi amuñu fay depuis décembre moo tax en tant que président du collectif ma ñëw pour ñu interpeller chef de l'État mu xam lu xew parce que c'est trop père de famille yooyu xamatuñu nu ñuy def ay jàngalekat yu nekk ci région yi un peu partout au Sénégal ay PDE ay éducateurs spécialisés agent yu bëri lay nekk ci centre yu état créé pour ñu jël en charge xale yi agent yooyu ñu bëri ñu ngi ci situation yu métti yooyu donc ñu ngi interpeller chef de l'État injustice bii ñu corriger ko ndax éducateurs yi ñuy former CEGIP gën ñu nekk gën a nekk sénégalais ko ñii ñu former ENTS ñu bàyyi leen boobu ba léegi plus de 13 ans ñu ngi loolu la ñuy jooytu daal que président moom mii ñu jóg situation bi mu jeex parce que mënoo former ay jeunes plus de 13 ans ñu ngi toog di góorgóorlu feneen ñu woo leen ñu ñëw def leen vacataire ñu continuer ba léegi ci situation yi métti nga former ñeneen feneen nga jël leen bàyyi seen mag yi depuis plus de 13 ans ñu toog di xaar. ñoo daal di dikk ci millions yi nga xam ne nag ministre bi ñu dénk wàllu microfinance génne na ko juróom fukk ak juróom-ñaari millions ci suñu koppar la daal di nag génne enveloppe ngir daal di koy jébbal mutuelle épargne ak crédit ba fare ca Matam le contexte bi ñu nekk nag di jamono mbasuk coronavirus bi tax na ba ñi nga xam ne ñooy jot ci ndimbal ñoomu may nañ leen juróom-ñeenti weer yoo xam ne duñu fay dañu nekk ci seen i l'activité buñ ca noppee la ñuy daal di nag tàmbale delloo si xaalis boobu Zahra Iyane Thiam ci tournée ba muy def ca barab boobu la daal di yëgle li ni mel Abdourahmane Diène. ci tournée bi mu doon amal ci biir réew mi Zahra Iyane Thiam di jëwriñ bi ñu dénk mbirum microfinance ak économie solidaire yegsi na tey jii nii àllarba ci diwaanu Matam mu daal di génne ab enveloppe bu toll ci juróom fukki millions ak juróom-ñaar mu daal di koy jagleel mutuelle Bamtare ak yenn kuréel yi lee. te loolu la ñu président Macky Sall sax nee nañu dem leen fekk nit ñi fi ñu ne ci seen gox-goxaat ngeen waxtaan ak ñoom ngeen seet li ñu soxla ngeen dimbali leen kon loolu su amee bu yëkkatee juróom-ñetti téeméeri millions ne dinaa ko dugal ci secteur bi duñu bett mu ne ñu na ngeen ko defee ci ñaari fànn mutuelle isolé yi jël leen pàcc jox leen moo tax ñu yëkkati fanweeri millions tey ne dinañ ko jagleel mutuelle Bamtare am na ci wàllu subvention ñaar fukk ak juróom-ñaari millions yoo xam ne dinañ ko indi pour jagleel ko acteurs yi. jëwriñ bi nag li nekkoon ay mébébam mooy fexe ba yenn mutuelle yi nga xam ñoom ñoo nekk ci gox-goxaate yi ñu daal di mën a dimbalikoo ci yenn financement yële ba tax na fii ci diwaanu Matam mutuelle Bamtare moom dong moo fi ne wante moo ëmb ñetti département yi nga xam ne ñoo fi nekk. mutuelle yi bëri woon na mais ñëpp a fay ba mu des seen bos ngeen di juga kataan kon tey jaadu na ministère bi ñëw fekk si leen ndax kon tey boo leen tolloo ci 5300 membres kenn ku ne di liggéey ngeen nekk ci région Matam bi am ay caisse un peu partout pour jigéen ñi nekk ci gox-goxaat di fa jóge di mën di ñëw
di liggéey ak yéen bu ñu ñëwee ba fii yegg si fekk si leen fi dama ne kon ñu ngi toucher les acteurs de l'économie sociale et solidaire. bile koppar te ñu jagleel ko waa mutuelle Bamtaare ak ñenn ci mbootaay yu nekk fii ci diwaanu Matam dina tax ba ñu daal di mën a dékku ndool bi nga xam ne moom la mbas bii di Covid-19 daal di indi fii ci gox bile ndaxte képp ki nga xam ne jot nga ci financement bi di nga toog juróom-ñeenti weer door a tàmbalee fay. mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. Abdourahmane jaajëfal ko ñu daal di dikki nag ci situation feebaru coronavirus bi ca Sédhiou gis nañ ne nag juróomi nit rek ñi amee woon feebar bi ñoo nekk ñi leen di traité ndax ci téeméer ak fukk ak ñaar yi ñu amee woon nañu téeméer ak fukk ak juróom-ñaar yi daanaka faj nañ leen ba ñu daal di nag wér ñu daal di gis ne nag lenn mooy seen jafe-jafe mooy li ñuy duppee stigmatisation joxar bi baaram boo xam ne daal wala beddi ñenn nit ñi nga xam ne dañoo amee feebar bi tax na ngir aaru dëgg ci feebar bi mu am gàllankoor comité régional bi yore wàllu mbas mi foofee tey ji dalal na ci centre traitement bu Sédhiou googule ay jumtuwaay ci la ñu daal di ñaaxaale askan wi ci ñuy gën a rek fagaru ci mbir mi Moussa Dramé. ci téeméeri malade ak fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ne ñoom lañ jot a nemmeeku fii ci diwaanu Sédhiou ci wàllu mbas mi toll na ci téeméer ak fukk ak ñaar ñoo xam ne dañ ciy wër mu am ci juróom dong ñoo xam ne ci jamono ji ñoom la ñuy faj nekk kaddu boo xam ne ki ko fësal di Papa Demba Diallo nekk gouverneur de région bu Sédhiou ci jotaay ji di comité régional de gestion des épidémies ñu yaatal ko it wàllu njàng meeg njàngale mi. commencé ak léegi téeméer fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne génn nañu juróom ñoo nekk sous traitement. mbootaay jooje di comité bi nee na jot nañoo am ay ndimbal waaye ñu ngi koy séddalewaat ci askan wi jaare ko it yenn kuréel yi. dafa am ay partenaires yoo xam ni vraiment dañuy jàppale si wàllu xeex bi lu mel ni UNFPA nga xam ni ak coopération italienne ñoom ñoo def benn financement bu am solo si produit donc loolu lañ doon recevoir tey ji di ko am ñu koy jagleel comme JEP comme CASADES comme région médicale comme centre de formation professionnelle bu ñu fi jógee tey ji dañ doon def lancement boo xam ni maanaam distribution communautaire ñuy dem si kër yi jàppale leen si wàllu xeex mbas bi. ci lu aju ci wàllu boot bi it gouverneur bu Sédhiou nee na it il faut que nit ñi gën a sóobu ci wàllu yeete gi it ngir lépp loo xam ne si daf ci aju lool nit ñi gàntal li ni mel. feebar bi waruñu ko xoolee beneen bët bu dul feebar ndax feebar la te xam nañu ku feebar da nga war a faju amul benn bët bu ñu war a xoolee personnel de santé waruñu xoolee ko enseignant yi. buñ noppee ci waxtaan boobu la it am nañ nemmeeku boo xam ne def nañ ko centre extra hospitalier bi nekk ci wetu secteur eaux et forêt bu Sédhiou ci anam bu mu tëddee gouverneur bi àdduna ci. centre bi moom mucc na ayib te it mën nañ ko utiliser li fi manqué woon yëpp ñoŋal nañ ko waa JEM région médicale centre de traitement yi nekk ci hôpital bi foofu nañ fa ñeent fukki lii buñ ko booleeg juróom benn fukk yi nekk fii dafay nekk à peu près 70. ci turu mbootaay kuréel yoo xam ne ñoom la ñuy sas liggéey boobu lay Burama Mangal teewee fii JEP di groupe d'études de l'enseignement de la population am na dalal yum ci indi. ñu ñëw fii pour recevoir des kits hygiéniques dal na xel trop la jàngale sans problème dans des écoles quoi. si doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé Sud FM. ñu daal di desani ba tey ci mbas mi ak séddale li aju nag ci jàppale gi rawatina ci wàllu nag dundu opération yooyu door nañ ko te ji ci talaata ji ca Joal ca département bu Mbour ne ñu ñeent fukk ak juróom ci ay junni nit ñoo ci war rek jot ci fukk ak juróom benn commune yu département boobule ne ñu nag am na ab pàcc ci ñi nga xam ne soxla nañ ko ñi nga xam ne ñoom jotuñu ci maanaam dañ leen ca fàtte Babacar Sow. ndorteelu séddale dund gi ci ñi nga xamee ni am nañu loraange ci coronavirus di ndimbal goo xam ne mi ngi jógee ci gouvernement Macky Sall ñu fas yéene ko jagleel lu toll ci ñeent fukki junni ak juróom bàyyi ko ci fukki commune ak juróom benn yi nga xamee ni ñoo nekk ca département bu Mbour lu toll ci juróom ñett fukki béréb la ñu daal dee taamu ngir bañ askan wi dajaloo Joal la ñu tànn itam kilifa gi ngànk ndogali ci liggéey nguur gi daal di def li ni mel Mokhtar Tine préfet bu département bu Mbour. ñi nga xamante ni war nañoo am ci mbir mi ñeent fukki junni ak juróom ak benn bu manqué tuuti tey nag ñu waroon a tàmbali joxe fii ci département de Mbour fukki communes yi ak juróom benn juróom-ñetti fukki béréb yoo xamante ni nit ñi dinañ fa dem pour mën a jël seen wàllu ci ndimbal parce que dañoo bañ ay attroupement moo tax fii ci Joal Fadiouth am na juróom benn béréb yoo xamante ni ay quartier war nañ fa daje pour jël seen wàll ci ndimbalu Covid-19 askan wi ñu ko doon xaarandi bu baax a baax suñu sukkandikoo ci jëwriñ ji ñu toftal ci jaraafu dëkkub Joal dëkk la bu nga xamee ni wàllu tourisme li ñuy yëngatu waaye itam moom moomay yokk ci ni mi ngi naqarlu itam li nga xamee ni ñu ci bëri amuñu waaye itam di ñaan askan wi ñu daal dee topp li nga xamee ni moo di tegtal yi ngir coronavirus bañ a wëy ci biir diwaan bi Lise Koumba Diouf première adjointe
adjointe au maire bu Joal. ba affaire bi amee guide touristique yi dafa arrêté ndax touriste amatul boobu ba tey ñoom antiquaires yi piroguiers yi ñëpp population yi daal ils sont affectés parce que depuis 3 mois fi ci ñoom liggéey lii sama métit rek dara du mati am na famille yoo xam ne amuñu mais nag nan xam ne séddale moo mel noonu bu mu tele woon ñëpp mot mais nag dama am loo xam ne dama koy yóbbante mooy à propos de bourse familiale c'est un cri de cœur ñi nga xam ne ñoo doon génération yi njëkk yi ñu enquêté woon te amuñu c'est l'heure que ñu indi leen parce que c'est les plus démunis moo loolu tax nga gis koo xam ne war na am bourse du am koo xam ne warul am bourse am je crois que c'est dans les 200 vraiment au niveau de Fadiouth des na population yi moom ñu ngi leen di sàmm naan leen nañ def li ñu war a def am nañu lave-mains thermoflash gel dañuy gën a ñaax population yi pour ñuy sol masque distanciation bi ñu respecté ko de ku amul soxla bu woo xam ne jàmp na nga toog sa kër. Babacar Sow da coju ko yéen fii ci Mbour pour Sud FM. Manatuma noppi di ko wéy manatuma wéet 88 628 98 98 wàllu nag mbas mi ci la bokk lu aju itam ci mbirum yi Cheikh Yérim Seck bokkoon na ak ci waxtaan wi mën ngeen ci daal nag àddu ak actualité bi xew ci wàllu penc mi auditeur bu jiitu ñu jël ko ci ligne bi allo. allo. allo waaw. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi. Adama. waaw. Ida Oumar Sow la école bi. waaw ñu ngi lay nuyu Sow. waaw ginnaaw bi ma sant la julli si di rafetlu liggéey bi. di wax ci affaire thème bi tuuti mooy man ci mbay mi laa bëgg a waxtaane tuuti. waaw. ci côté mbay mi laa la wax ma wax dëgg yàlla campagne bi muy doxee nii vraiment actuellement macha allah. c'est sur 2 junni tonnes gerte dañ ko war jox yóbbu si biir réew mi. juróom juróom fukki ak juróom yëpp actuellement kii dem na peut-être mun naa la 70 000 tonnes yëpp actuellement nekk na sur place. loolu vraiment loolu sant yàlla la. léegi nag am na loo xam ne nag bu léegi dañ ko war a soxla jooni kii mel ni kii engrais bi. fii ay fan yu ne bu soobee la balaa mois de juillet bu taxaw laa la engrais bi encore képp koo xam ne war na dem bay kii bi engrais bi dina fa dem laa la wax. dinaa wax tuuti ci affaire numéro de ça ci affaire kii numéro ça ci mbas mi. teel wax dëgg yàlla man maa ngi ñaan population bi nañu gën a góorgóorlu vraiment ministre de la santé mu ngi def lu mu ci mën laa la wax lu mu ci mën population bi nañ gën a góorgóorlu rawatina la te encore di ñaan son nekk monsieur le président de la République vraiment couvre-feu bi nekk ko fi jële fii complètement 23 jours bi laa ba léegi arrangé population nekk ko jële fii complètement ñu defe ko laa la ba kii puis c'est lu tax ma wax la loolu ñun fii waa Casamance oto yi war a dem ci jóge Dakar ñëw fii si Kolda vraiment ngoon bi la ñu war a départ ñu paranoo daw ak fii fajar loolu vraiment ak 23 fu jotee laa oto yi dañuy gaar seen oto da ngay gis oto bi yëpp ñu gaar ko digg àll bi laalo ay à partir de minuit laal xam nga loolu wóorul tamit man loolu laa amul li ma di wax di ñaan vraiment président de la République di ko ñaanal jàmm di yàlla defal ko jàmm ak ministre de l'agriculture le professeur Moussa Baldé jërëjëf. Socé bitim réew 33 841 22 33 ci la ñu bokk comme ngoog ñuy ponk wax sa xalaat yi allo. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Adama man la Chérif. Chérif maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. maa ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala allah azza wa jal mu aar Sénégal. aar Amérique aar adduna bi yëpp. Oustaz Adama. man dafa am ay li may laajte rek. mooy. ñun suñu kuréel média yi nekk Sénégal. amuñu commission boo xam ne ki buy xool probité morale parce que nit balaa nga koy invité ci plateau normalement loo xam ne ki du moomuloo ko parce que média ñëpp ko moom you know parce que ñun tubaab yi ñuy naan amuñu valeur fii laa lay wax ni United States d'Amérique bu fekkente ne nit def na njaaxum dañu tëj le kaso nga def fële bi dootoo toogati ci média ne yaa ngi wax ak nit ñi liggéey média moom dootoo ko defati parce que média dafa sensible ba nga xam ne ci foofu la ñuy éduquer le peuple man meroon naa ci président Macky Sall bi mu njëkk invité Cheikh Yérim Seck ci président palais de la République waxoon naa ko fii ma ne je ne suis pas d'accord parce que il touche à ma famille li mu def il touche à ma fille dafa mel ni ki sama doom la ko def
donc loolu waruñu ko invité palais boo xam ne ñun ñëpp ko bokk mu koy invité foofu ci palais ba du yoon you know il faut ñu jàngal suñu doom yi liñ leen di bàyyil fii ëllëg ñu xam ne ki la vie a des conséquences positives comme des conséquences négatives képp ku def loo xam ne ki dafay laal peuple bi dañ la war a tegee de côté ñëpp gis ni tegee nañ la de côté koo mën a doon nag koo mën a doon laa wax ngay sëriñ ngay imam ngay pasteur koo mën a doon laa wax ngay borom alal dañ lay tegee de côté. jërëjëf Chérif waaw loolu di jàngatam ñu xaar keneen jël ko ci ligne bi Socé biir réew mi wala bitim réew am na keneen ku nekk ci ligne bi jël ko allo. waaw séeréer jàmm tukulóor. waaw. maa ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. di ziar xaritu Iran. di wax rek ne wax dëgg dañoo rus ci sunu réew. xam nga ne journaliste révélé sa source. tey Cheikh Yérim aaye de. wallaay kenn ci yéen xamul fu muy mujj ak gaa yi fi ne. lu gën a méttitlu ci réew mi mooy kenn ku ci ne yaa ngi wut ko la waxal kuy tooxi doona sax yaa ngi wut koo xamante ne moom moo lay défendre say tooxi doona gis que ministre yi fi ne kenn ku ci ne ci tooxi doona bi nga ne am nga ñu lay waxal ci rajo yeeg journaliste yeeg lépp fu ne loolu ñu gën a métti ci régime bi ba tax na ñu bëgg journaliste yi nañu solidaire man suma yoon nekkul ci Cheikh Yérim ndax attaqué na fii suma leader mais dëgg moomu yitteel Cheikh Yérim yitteelu ma gis nga journalisme métier bu sacré la yàlla bi wax ne amma yatasaaluna ani nabail azim naba mooy journalisme lii ngeen di joxe ni bu leen ko néewal bu ñu leen di wax 4e pouvoir du wengal mbagg ak leneen mais lii ngeen yotte mu sacré yow dénoncé ñi ñu dénoncé xanaa kay ñoom lañu waroon inculpé mais kii dénoncé ngay inculpé léegi li Ousmane Sembène waxoon ci le mandat njub laago la fii di nga gis kuy défendre njubadi de xam nga man kenn ci ñoom intéressé wu muy journaliste bi muy état li ma intéressé mooy dëgg mais njub bi moom la ñuy wër journaliste buy gis lii dëgg lii nii mu wax nii mais dafa sauver Sénégal parce que bu ko waxul woon tey du ñu xam information yi te mun nañu dem di soobu ba dugal réew mi ci tooxi duna yàlla na nu yàlla musal wasalaamu ala man ittabal huda Socé ñu xaar keneen ci ligne bi jël ko ba tey ci ponk yooyu ñuy jur kii wax sa xalaat allo. allo waaw. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. sëñ Ibrahima. waaw. ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar waaw. Jibril Sène la. ñu ngi lay nuyu Jibi. di la jottali nuyoo waa Nax Neex waa Njooj waa Altu Ndangal man Ndengaleer Nduuf Mbar Diak ak kër yaa xam ak Bawol gépp. waa di rafetlu liggéey bi. ok sëñ Ibrahima. di gën a soññaat état bi rek par rapport ak ndimbal yi ñu bañ a dina wax ne ba léegi àll bi am nañu ci ñu ko jotagut tas yittewoo nañ ko xam nga ne àll bi buñ tollee ci période waajum tool bi lu waaye amoon rek di nga ko dajale jënd ji ko jiw defar say machine wuti mbaam wala fas woo bayee kon lépp lu ñu économiser woon def nañ ko dinañ ko def jiw def ko ci suuf si di xaar yàlla kon bu ceeb àggee ci ñoom ak diwlin gi dinañ leen arranger trop kon nañ fexe mu yegg ci ñooñ ceeb yi ñu weer ci buntu mairie yi teg ko ay hangar fu nekk muy tawte di yàqu naan dañuy xar macaroni mais nañ joxe ceeb bi nit ki li nga am ngay joxe ñun comprendre nañ leen loolu lañ am nañ ko joxe bañ a fàtte aussi baykat yi jiw parce que buñ jiwut ba affaire bi naat bu boobaa dina gën a metti de bu nawet bu gaa yi bayut ñëppay daw ñëw Ndakaar te day gën a metti di wax nag ci mbirum Cheikh Yérim mi dafa bind wax journaliste nag éthique am mayu ko mu wax source yi mu jëlee xibaaram mais nag li gënoon askan wi tey li ñu soxla mooy ñu indi leeral mais buñ tëjee Cheikh Yérim it te indil ñu leeral askan wi daal affaire bi dina def jiix jaax ci seen bopp kenn affirmé wul nag kenn waxutit le contraire waaye nañu indi leeral loolu la askan wi gën a yittewoo parce que li mu wax ni lu doy waar la am na wala amut yàlla rek xam mais nañu indi leeral lañ gën a yittewoo ñun merci beaucoup. Djibril Sène kon ñu jël beneen auditeur ci ligne bi Socé am na keneen allo. allo waaw. allo waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. sëñ Adama maa ngi lay ziare baay. maa ngi lay delloo ziar bu baax. naka yi de baa yaa ngi si jàmm. waaw ñu ngi ci jàmm di leen ko ñaanal. alhamdulilah ñu ngi lay ziare ca di la baalu àq bu baax. ok baal nañ leen bu baax.
di rafetlu liggéey bi di leen ñaanal yàlla jàmm ak xéwal ak gudd fan ak wér. ok amiin yàlla defal ñu ko. parce que Seexul Xadim. bëggoon a bokk ci waxtaan wi tuuti rek. aywa yow la ñuy déglu. waaw li ma ci doon wax daal mooy ci wàllu li fi xew fan yi rek xam nga réew moom man li may wax toujours rek maanaam réew moom ay njiit moom nit bala nga koo mën a jubati faaw yéen ñu ko jiite da nga jub ba pare. Sénégal nag boo xoolee li tax suñu réew mi naqaree lijjanti mooy par loo def fee bari lool. Cheikh Yérim dëgg na ak itam xëy na man xamul ma ko dara. waaye lu mën a xew rek man li mu wax ak li ma dégg dama cee gisul loo xam ne jar na téye kenn daal. maanaam li am ci réew mi mooy maa dafa am lu xew ci réew mi loo xam ne kenn du ko musul gis réew moo xam ne dañ ciy def ay njaaxum yoo xam ne danaan sàng ba pare képp ko wax ñu indi la problème man loolu laa xamul mooy lan. njaaxum bi nga xam ba pare Sénégal yëpp toog nañu ko seetaan ndax boo xoolee affaire 94 milliards yi nga xam ne Ousmane Sonko waxoon na ko. ñu toog ci 94 milliards yooyu di ko fi coow ba ñëpp naa danañ ko lijjanti ba tey jii kenn xamul fan la mujje affaire Petro-Tim Aliou Sall ñu nekk di ko coow ba tey jii kenn xamul fu mujje bi ñu yokkee courant bi ñu ne ñu ngi ko fiy coow di ko fi coow ba tey jii daanaka amul bi xam nga tamit loolu kenn xamul lu mu doon ndax fekkente ne ni maanaam ñun moom dañuy wax maanaam lépp lu xew rek commencement bi dana ci nekk daal di ci ray suñu bopp di ci coow bu ñu ko coowee 2 semaines wala 1 semaine pare ca fàtte ko jàll ñu nit ñu leneen ñu nekkaatee coow loolu dara du ci mas a jekk ci li ko waral lépp mooy li ma la wax maanaam Sénégal yàlla def na fi ay xéwal yoo xam ne def fi teraanga yoo xam ne bu ñu yàlla gënoon a dimbal ba ñu am ay njiitu jub kon population bi kon seen coono yi ñu nekk dana wàññeeku waaye li ñu sonal lépp mooy ay njiit yoo xam ne askan wi dañ leen a dénk alalu réew mi jox leen sécurité bi jox leen lépp réew mi ñu waroon a jaar ci yoon te ñoom seen jëm bopp ñoo njëkk a dëngal ba pare loolu moo tax yi fi mënta dem li ñuy ñaan tey mooy nañ ñaan yàlla suñu borom bi ok mu nga ko joxe na gis-gisam ñu jëlati beneen auditeur ci ligne bi ba tey Socé allo salaamaaleykum. allo waaw. allo waaw ñu ngi lay dégg bu baax. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. sëñ bi maa ngi lay nuyu waay. waaw ñu ngi lay fay. waaw di leen la wax ci mbirum Cheikh Yérim mi. waaw mën nga fay rajo bi wax dëgg li ci nit ñiy wax. mën nga fay rajo bi ah. waaw kay waaw. waaw fay ko mu gën a leer li ci nit ñiy wax. wax dëgg yàlla jaru ko. moom lu mën di doon. lu jàll te koo fi gis rek am na ñuul yu muy nëbbu. xam nga li ci bëgg a wax a tàmbalee la xewoon daaw jéeg ak daawaati jéeg boo ko wax ci Cheikh Yérim jaru ko ndax ñu ci bari am nañ ay gàkk-gàkk. nañ wax ci mbirum tey mi dëgg-dëgg bu fekkee li mu wax. seet nañ ko te day tooñ ay nit rek. nañ ko teg li kuy tooñ li ñuy teg kuy tooñ. su fekkee nag tooñul ñu gis nag kii tooñul. nañu xool la nga ña tooñ ñu def leen ko gannaaw loolu. ñi nga xam ne ñoom lañ tuxale seen i kër Casamance bëgg leen faa delloo. waaw te ñu war leen faa delloo te muy seen àq. waaw moom Sonko ak Guy Marius Sagna fu ñu nekk. xanaa loolu war nañ ci wax pour ñu delloo leen. xam nga loolu lu jar a wax la waaye yow bu fekkee lu ñuy taalum réew nga wax te pourtant ñee seen i bokk suñuy bokk lañ ñun ñëpp dañ cee war a wax ñu delloo leen fañ dëkkoon waaye ñëpp ak ñu di dellu fa ñoom ñoo ànd Sonko ñoom lañ wax ci lii moo gën di wax lu taalum réew lu tàkkalum réew jërë ngeen jëf. ñu daal di xaar keneen ba tey ci ligne bi jotaay wax sa xalaat la 88 628 allo salaamaaleykum. allo. allo waaw. Adama na nga def. waaw ñu ngi fi. waaw man la Anna di woote Parcelles. ma ne waaw. mbirum mbay mi nañ ko joxe. joxe jiw bu doy. joxe matériel bu doy engrais bu doy. te na gaaw a yegg ci loxo baykat yi. mbas mi nag. état bi li mu waroon def. def na ko. ñu koy bëgg a jaxase ak population bi ba ñu bëgg a taal réew mi président du yàlla du malaaka situation bi nag yàlla ak malaaka rek ñoo ko mën a régler ñi doon jaxase réew mi situation bi ñoom bu ñu régler dara du doon yàq rek gis ngeen tey fi affaire bi léegi bu ñuy di def ñii di suuf bu ñii di defar ñii di yàq ñi doon yàq nag mu ngi nii fi mu nekk affaire bi law nag ba ëpp ñu doole ñun ñëpp gis nga li ñuy lim ci ñiy dee bés bu nekk affaire baa ngi yéeg ci benn la ñu commencé woon muy dem rek nañu bàyyi yàq bi ñuy yàq du yoon ndax ñun ñëpp ñoo bokk réew mi mais ñoom pour ñoom affaire politique lañ ciy dugal ba bugguñu dara réussir bugguñu Macky dara lu jëm ci affaire Macky bugguñu dara kii ci bu ñu sañoon tey ji feebar bi gën fee law contre Macky bu mu tax ngay ñaan feebar bi gën fee bañ fee jóge ku ci sa mbokk nekk ku ci amoon mbokk boo xam ne bu gaañu ci affaire mbas mii doonee feebar bi amul beneen bi ci des muy problème Yérim Seck du moom rek la ñu war a jàpp bari na fa ay moro am na ci rajo boo xam ne ginnaaw journal 8h dañ def 20 minutes boo xam ne di wax loo xam ne lu raw li Yérim Seck wax te loolu jot na sëkk nag lu waay soom bi da nga koo war a naan
ku fi waxati lu dul dëgg na nga wax ay preuve wala ñu denc la ci kaso bi. ay ñu ngi ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal président Macky Sall bu fi mu bëgg a eggali réew mi ci jàmm yàlla jàppale ko di gërëm ministre de la santé ak personnel bi mu àndal yépp ñu ngi leen di gërëm yéen it waa Sud FM ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di ñaanal ñi nga xam ne tam ñoo amee feebar bi yàlla jàppale leen teggil leen ko teggil ñu ko ci àddina bi yëpp ñi ci amee mbokk seen mbokk yi ci gaañu tam ñu ngi leen di jaale ñoom ñëpp. sase kon ñu jël keneen ci ligne bi ba tey bitim réew 33 841 22 33 allo. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi. waaw ku baax na nga def waay. ñu ngi fi. man la Ngor Taset. Ngor ñu ngi lay nuyu ak waa Taset. maa ngi leen di ziare bu baax. waaw ñu ngi lay delloo si di leen ñaanal yàlla di rafetlu seen liggéey bu baax a baax a baax. li ngeen def am na solo trop macha allah. di wax ci waxu Cheikh Yérim bi rek. naan li mu wax doy na waar ñëpp bëgg nañ ci lu leer. yàlla mi nga xam ne mooy nit rek yàlla na leeral lépp parce que askan wi soxla nañ ko. ñu nag war lu waay di wax rek muy lu la wóor. bu la wóoree rek yàlla lu yàgg-yàgg dëgg dina feeñ. ñu ngi koy sant bu baax ci courage am xëy na courage boobu xëy na yàlla dina dem ba mu wax li am. di jaajëfal bu baax maire yi nga xamante ne nii ñu ngi xeexal seeni askan di nangu suuf soo xam ne naxoon nañ leen ba jox leen ko ba nangu ko ci ñoom di leen ko delloo. ki ci mel ne Alioune Sarr mii nga xam ne moom lañ dendal maire Notto Diobass ñun Taset fi mu nekk ni amatuñu sax fu ñu teg suñu tànk suñu suuf sépp jaay nañ kooku ñëw 130 hectares ndax lii këyit wii mu wone ci internet bi ñëpp gis nañ ko kenn du fooy signature administrateur koo xam ne mooy représentant état kenn du ko fooy ñu ne ko fang ci internet bi ñëpp li ci xool kon kooki ku ne de ci ak njublang la nekk wala ay caaxaan yow moom yaa nekk ci ay caaxaan man ni ma lii rek këyit bi staff boobu ñuy waxal ñooñu nga xam ne ñoom seqaloon ñoom la seqal mais ñuy coow Alioune Sarr sequl ak ñoom dara seq koog ñoom kon kooki ñun waa Taset bu ñu soño am maire bu mel ni moom ñu ngi koy sant di ko gërëm yàlla xam na ko ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko encouragé ci lii mu nekk nii parce que kat kii nag maa xam naa bu baax ne ci Sénégal soxla na ko Sénégal teg ko bët waaye nag incha allah jàmm rek lay am ñu ngi koy sant bu ko gërëm di ko am. waaw ñu daal di nag jëlati keneen bu fekkee waxtu bi may nañu ko sosé beneen auditeur allo. allo salaamaaleykum Adama. waaw waaleykum salaam sëñ bi. man la Souleymane donc bëggoon bokk si waxtaan bi. waaw. donc d' abord di commencer si problème mu Cheikh Yérim Seck bi donc franchement bon man gisuma lu tax ñu ko fiy tëj ay kaso. donc moom c' est un journaliste il fait son travail. donc c' est en quelque sorte un lanceur d' alerte. donc ki nga xam ni gis nga benn affaire bi nga xam ni bon ça menace l' économie du pays. gis nga benn affaire bi nga xam ni jaarul yoon. mais nga wax ci. donc tu interpelles l' État. donc maintenant à l' État de faire ses enquêtes. donc bu fekkee affaire bi am na. ok dañ la war a féliciter. bu fekkee affaire bi amul effectivement là mën nañu jël ay décisions voilà mais pour l' instant dafa lancer benn affaire lancer na gis na benn affaire wax na ko. donc enquête yaa ngi nekk en cours nii. balaa enquête bi jeex ñu jàpp ko tëkk ci kaso bi. mais gis nañ fi ñi nga xam ni wax nañu lu gën a lu raw li Cheikh Yérim Seck wax te kenn jot dara fekk leen ci. donc tu vois yenn yi c'est pas normal ñun war nañu dépasser lii quoi. donc tu vois war nañu dépasser lii et puis monsieur le procureur là mais président OFNAC wax na ko fii il a 19 dossiers yi ñuy xaar ci kaw taabalam. 19 dossiers ba léegi kenn xamul kenn waxul. l'histoire du pétrole là Petro-Tim le cas Aliou Sall ñu ngi xaar le dossier du coude ñu ngi xaar voilà il y a encore un autre dossier brûlant là donc Aliou Sall coude enfin il y en a plein quoi il y en a 19 dossiers qui attendent sur sa table les 94 milliards on l'attend sur ça ñu ngi xaar ba léegi voilà ñëw duñu jëm a distraire avec ces histoires de là c'est pas sérieux quoi franchement lii dafa ñaaw man je pense que c'est toute la presse sénégalaise qui doit se mobiliser et puis ñuy wax journaliste di ko laaj jox ñu say sources mais les sources d'un journaliste c'est un secret professionnel voilà c'est comme le secret médical un journaliste ne divulgue jamais ses sources et puis dafa am loi bu ko protéger ñoom xam nañ ko lii c'est pas normal li mu fi wax lii dafa waxu fi dara lu am kii au contraire dañu war a dem gëstu xool lan la parce que les scandales y en a mais dafa bëri Sénégal y a des scandales partout chaque jour nga dégg scandale
vraiment ñi ngi dañuy sonn quoi franchement les gens sont fatigués et puis c'est l'économie bi moo ci souffrir fu ñu waroon génne xaalis pour tabax ay hôpitaux duñ ko tabax à cause de la corruption chaque jour avec le scandale man j'ai comme l'impression que le président il est dépassé nañu waxante dëgg il est dépassé affaire yi dañ ko dépassé carrément il sait plus par quel voilà. ok sosé ñu jël auditeur xëy na sax bu mujj bi ndax waxtu waa ñu bëgg a dab allo. allo salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi. Oustaz Adama. waaw. Alaaji Xaas Mbay la Mbàkke Bawol. waaw ñu ngi lay nuyu Xaas. mais neel soosa ñun suñ saa yi su defee Mbàkke doxul ah. mu ngi lay dégg de. ah waaw nee ko sama nijaay nee ko doxul ah. soose waa nee na waaw non saa yëpp ñun moom ba mu tawee ba léegi daanaka amuñu si defee xaw ma ci canal bi la xaw ma ci réseau bi la. waaw nee na mu ngi lay dégg. waaw kon baax na kon waaw moom ñëw na fi daaw man naa bëgg mu dégg soit di siyaare sëñ Cheikh Fall Mbor sëñ Gallo sëñ Modou Rock ak sëñ Mbàkke yàlla buur Oustaz Adama. xam nga damaa jàpp ne métier journaliste métier mu noble la métier mu gor la métier mu garmi la soo ci def war ngaa dunde sa ngor war a dunde sa jom mais ñu naan la yaay def bës ngay wax lu amul di netti lu loo xam ne buñ la jàppee dimbali ko mars nan mars doo nga ci mujj as gor war na koo jomb armée la boo demee da nga fekk boromu fitu ma ko fa yóbbu nga fekk fa borom joma ma ko fa yóbbu waaye boromum xel c'est très rare nga koy fekk ñu ne am xelam la dunde ba dee nit ñi nen am jom am ngor nit ki sooy wax da ngaa war a wax loo xam ne lu wér la te wóor journaliste da ngay wax lu wér te wóor waaye jël doomi jaamur tuumaal ko yàq dërëm ñu ne journaliste la nañ ko défendre. mais xaas nañ arrêté loolu. allo xaas. waaw mais pour le moment mënaguñu wax am na wala amul ñu ngi koy déglu. waaw léegi nag pour le moment comme mënaguñu wax am na wala amul kon nañ ci tey. waaw dañ koo garder en vie tëddaguñ ko atteeguñ ko nañ ci tey xam ne moom comme moom la ko wax moo koy dox dama dégg démb ñu ne bañ ko laajee da ne xaw ma lu tax ñu wooma moom xam na tax ñu woo ko parce que moo dem ci télé def débat ñaata journaliste nekk Sénégal mën nañ ñu journaliste convoqué wuñ ci kenn moom lañ convoqué la tax ñu convoqué moom man sama mbokk la sama xarit la mais dafa am loo xam ne nit ñi buñ la jay yaa war a wax nangam wala yaa war a def nangam Njaga Mbay woyoon na ko yaa war a wax bu mu la tax nga wax loo xamul yaa war a def bu mu la tax nga def loo xamul beneen bi ci des dama dégg barki dem sax ñu leen ñuy remercier bun xaa ak Assane Diouf Sénégal boo dee wax lu bon wala nga wax lu ñaaw dañ lay remercier mais nañ arrêté loolu am na lu baax la fi nekk luñ mën a war a président Macky Sall bi fi ñëwee ba léegi li mu def ci réew mi wax dëgg yàlla journaliste bu ne mën nga cee bind boo den def phase du jeex li nga fi sax boo ko defee du jeex mais toujours lu bon lu ñaaw nañ taal réew mi nañ jeex nañ toj ba kañ waaw xam nga Adama il faut la ñu sérieux quand même wasalaam. mu daal di jeexal sosé kon fii lañ koy yemale dafa mel ni waa waxtu yi dem nañu kon Sud Éducation lañ koy toftal buñ ca noppee 22h ak Khady Sène jaajëfal ñu yootee ñu nekkoon ci ligne bi jëkk déggalu dig leen daje ëllëg ak jàmm kàttanu suñu borom jaajëfal bu baax a baax Alioune Badara Socé moom la ñu àndaloon moom it ci sottandikukaay bi mu ci biti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekk tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.